ngay njëkkee tey. voilà Paul bi. Assane Diouf la di njëkkee ndax ñu doon laam-laamee ndax Assane Diouf dina ñëw wala du ñëw day ñëw que tey jii sax la ñu koy xaar ci diwaanu Ndakaaru ndax booy seet mbir mi bëri woon na coow loolu ndax dina ñëwam du ñëw mais moom sa jëmu boppam moom Assane Diouf moom moo appel la ñu ko mën a dippee ndax gisuñu ko muy wax mais ci biir appel audio bi suñu naataango yu nekkee ca Sénégal daal di ko fësal di xamle ne benn appel la daal di sekk ak soxnaam gannaaw ba mu nekkee ca diwaanu Arizona daal di wax ak soxnaam si ni ko moom ndëgëm dañu koy xaar ndëgëm dañu koy xoqataal ndëgëm dañu koy bunduxataal du samay kàddu yu Assane Diouf la mu ne mu ngi ñëw ci diwaanu Sénégal nañu ko xaar niki àllarba nag ku ci ne xam na muy mercredi mooy bés bi ñu nekk tey kon moom Assane Diouf firndeel na ne que day ñëw bu weesoo loolu itamit mu nekk dañu ko daal di arrêté ba pare jox ko waa service d'immigration léegi nag service d'immigration ak jàppal bàyyanteeg diggante Sénégal ci lañ ko fas yéenee déporté li nga xamante ne nag am na ci rapatriement wu Assane boobu moom mu findeel ko ci kiiwam ni que moom dañu koo noot waaye nag nootam googu moom nee na ci ay kàddoom teg na ko ci loxoy suñu borom que ne moom nëgëm ki nga xamante ni moom moo di ay nit yu bëri kilifa jaar nañu fii ci ay jafe-jafe dund ko mu weesoog jàmm du moom Assane ndaw mu tuuti moom lay jaaxal moom Assane ba tey ci ay kàddoom mu ngi ne Kadhafi jaaroon na fi mu ne Nelson Mandela jaaroon na fi mu ne Saddam Hussein jaaroon na fi mu ne Ben Laden jaaroon na fi nee na waaye du wax képp dara ngi teg ci ndordam ni moom terroriste la waaye lépp lu ci mënta am daal nee na moom mu ngi ñëw mercredi te bu ñëwee lépp dina leer te ñi nga xamante ni ñoom ñoo organisation yi xeex wàllu guerre nañu taxaw xaar te xam ne moom ay révélation yu am solo dina ko indi bu ñëwee fii Sénégal. est-ce que ñëwam Sénégal du gën a métti ci moom tamit. loolu nag suñu naataangoo yi nekkee Sénégal ñoom ñoo ñu ko xamal. gannaaw audio bi mu sekk ak soxnaam. man daal man affaire u Assane parce que man je pensais que xam nga man di ma jaax affaire bi dafa def benn énigme parce que Assane amul ay kii ba pare dégg nga mu def lii bon lu ma jaaxal la ce qui est sûr et certain mooy que dinañ ko xaar bon on va l'attendre justice bi tam noo def il faut que ñu kii ko parce que xam nga rapatriement bu amee quel que soit alpha même bu fekkee defoo dara rapatriement il faut que nga jaar doo moom doo ñëw rek waaw gars yi kii la gars yi dañ koy teglu bon man daal man yaakaar naa ne il faut éviter vraiment affaire bi dépasser leen ñoom autorité yi man loolu rek laay wax xaw ma ne mais damay wax nañu moytu rek kii bu fekkee ne ñoom leer na leen ne que lii mën na leen dépasser vraiment nañu bàyyi parce que le fait que dafa am ay problème yoo xam dafa am le fait que Assane moom mu toog xam na ne amul këyit il est maanaam sous kii wu rapatriement ba pare mu def lii non y a quelque chose kon nag il faut faire très attention. ba pare di ndamoo le fait que. voilà ñëw Sénégal voilà maa ngi ñëw. su ma ñëwee xam ne lépp bon je ne sais pas xaw ma ne man néew ma ne nag waaye nag attention de. doy na waar daal. ñu bu ñu jógee ci Sénégal ñi nga xam ne joxe nañu information boobu tukkee ci Assane Diouf ñu wax ba tey ci kaw Assane Diouf mais benn processus de continuer parce que ci weer yu ñu ci fan yi ñu génn kii di Baba Aïdara nekk correspondant bu RFM ci diwaanu États-Unis Washington moom dafa waxoon ni que bi ñu waxee ni que dañuy déporter kii di Assane Diouf moom dafa waxoon ni que kenn du déporter Assane Diouf léegi nag moom ci ay kàddoo moom Baba Aïdara mu ñëwaat ci Sénépeople ci page Facebook am du moins te Sénépeople reprendre li mu wax moom Baba Aïdara mu ne que boo otul dina démissionner ci ay fan wala sax ci ay waxtu yu néew RFM parce que moom ci ay kàddoo mu ngi xamle ni que avocat bi confirmé ne que kii di Assane Diouf dañu koy delloo ci Sénégal kon moom journaliste il se sent coupable maanaam trahi par ses ex mu nekk bu démissionné bu ko kenn bu démissionné daal da ko ñëpp xaar ci loolu parce que lu mu doon xaar la moom maanaam dañ koo démentir ci ay propos am te du woor ma journaliste ni que dina démissionné wala du démissionné leeraguñu mais li ñu bind site bi jënd ko muy Sénépeople que moom Baba Aïdara moo ko def ci page Facebook am waa Sénépeople reprendre ko def ko ci seen site mooy que ni que Baba Aïdara nee na mën na démissionné fii ki ay waxtu ndax que dafa waxoon ni que kii di Assane Diouf duñu ko déporté alors que
tel est retourné contre lui que effectivement avocat bi moom moo ko fësal ni que kii di Assane Diouf dañu koy déporter effectivement mu doon ci ay ndodom ni que xëy na dafa da joxe fausse information comme étant tout journaliste nga sentir coupable mu nekk mën na am mu démissionné. xam nga Baba Aïdara gis nga nag bu mu ñu kii soit il est journaliste ou bien il ne l'est pas. journaliste bi gën a mag dañ koy démentir. Exactement. Dakar Buzz nag dañoo xëyee ñoom ci ki nga xam ne moom moo di Temi Seba mi ñu mujjee bàyyi sax tribunal flagrant délit mujj nañ koo bàyyi ak naataangoom bi di Alioune Ben Talib Sow sànq sax waxtaan nañ ci waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna moom nag dañu ko arrêté woon ni ki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ni que moom Temi Seba dafa jëloon bi yëpp junni daal di ko lakk ci ab rassemblement boo xam ne rassemblement anti-CFA la ci noonee nag bi ñu ko daal di jàppee doon ko àtte nag ni ki démb mbir ma nag taxarnaase woon na ci biir tribunal li ba ñu sax génnee ñenn ñiy def ko à huis clos mais à la fin mujj nañ ko daal di libéré mais lu tukkee si loolu nag moom mooy que ni que après place de l'Obélisque après li ci xew yëpp waa BCEAO dañoo daal di porter plainte waa BCEAO nag ci biir Seneweb la gën a leeree ñoom dañoo porter plainte waa BCEAO bi ñu leen laajee maanaam bi sunu naataango yi nekkee ci Jeune Afrique waxanteeg am ku benn source bu nekk ci BCEAO daf leen xamale ne que lan moo tax ñu porter plainte ñii di Temi Seba ak naataangoom yooyu laqoon billet bi du ñoom dañoo contre anti-CFA ñoom nee nañu seen yoon nekkul ci lutte anti-CFA bëgg nañu CFA bëgguñu CFA neen seen yoon nekku ci mais ñoom nee na li leen naqari moom mooy li ñu jël billet bi nga xamante ne nii seen maanaam seen monnaie la monnaie bi en plus de cela seen symbole la ñu jël ko lakk ko devant le public nee na loolu moom moo leen naqari tax ñu porte plainte te nee na loolu aussi c'est à travers ci seen direction des affaires juridiques ñoom ñoo ko waxtaanee lëkkaloo ceeg seen avocat ñu daal di porter plainte yóbbu ko ci yoon nee na waaye bu kan wax ni que ñoom dañu contre seen bu leen neexee nañu manifester bu leen neexee nañu yëngal ci seen wàllu CFA ñoom ñoo ko xam ak seen kii mais ñoom leen naqari ba tax ñu daal di koy porter plainte moom mooy que ni que li mu lakk bee junni boobu noonu ci public bi yëpp te que mu nekk seen symbole ñoom waa BCEAO ñoom loolu la ñuy expliquer suñu naataango yi nekk ca Jeune Afrique suñu naataango yi nekk ca Jeune Afrique daal di ko bind suñu naataango yi nekkee ci Seneweb daal di ko reprendre loolu moo nekk daal loo xamante ne mën nañ ko gi à préciser aussi sànq Khady Sylla mu wax ne que conférence de presse la waa BCEAO di organiser léegi ci kanam mais damay préciser ne que conférence de presse bi a été annulée léegi nga envoyé texto xamal ma ni que conférence de presse bu BCEAO bi ñu waroon def ci kanam ay 11h c'est annulé ki nga xamante ne ni moom moo nekk ci bokkes ci avocat conseil yi bu BCEAO di maître Pape Jean Sey moom moo ko daal di xamle ni que li ñu bëggoon am na maanaam ñëpp xam ne que naqar na li ñu lakk seen billet fee bi teg nañ ko Sénégalais yi gis nañ juge bi gis na te àtte nañ leen xam nañ li ñu def à la limite c'est bon donc jaratul ñu def dañoo daanu rek loolu kese la dañoo daanu. loolu nga gis. waaw dañoo daanu. ñu wax tey ci kaaw Ouleymane démb ñëpp seetaan nañu entretien bi nga xamante ne nii mën nañ ko wax entretien exclusif ak Pape Ndiaye mu doon première interview bi nga xamante ni am na ko gannaaw bi mu nekkee kaso te tëdd fa lu ëpp ñaari weer wala sax jege na ñetti weer moom Ouleymane nag daal na accordé interview bu njëkk kii di Pape Ndiaye nekk ci kër gi ci émission Balance mu yëpp ci nag ay mbuut yi am solo jëmale ko ci nekkam kaso ba ak lu ko fa indi déjà moom Ouleymane ci biir émission bi wax na jaar-jaaram ni ko aussi ku brillante la woon ci explication mais explication papam daal dina wax aussi ci émission bi def ay témoignages def ay seede Ouleymane xamle ni que aussi moom ni ki ñaari weer yooyu mu nekk ci kaso bi anéantiru na woon sonn na woon trop amoon na lu ko métti ndax ku tam moo nekk sa liberté ñu yëg saay tëj la tëj boo xamante ne yow doo comprendre sax mën nañ na destin la lu ko jaaxaloon la mu ne deuxièmement moom mooy que ni que am na loo xamante ne nii anéantir na ko mais daf ci mujjee nekk ak ay famille dem ba bokk ak ñoo xamante ne nii dem na léegi ba jàppale ñu mu bokkal ndey ak baay ay yaayam ak ay tantam mooy ñi nga xam ne bokkaloon leen woon tëj leen li ñu mën a jàpp aussi ba tey ci ay waxtaan bi nga xam ne nii Pape Ndiaye sekk na ko Ouleymane mooy que ni que jooy na ci biir émission bi ndax surtout témoignage bi nga xam ne nii papam di waajuram bu góor yëkkati na ko teg ko ci
ci kawam muy ay témoignages yu rafet di xam ne que moom papaam mu ne Souleymane bu ñu ko waxee ne moom moo def loolu bett na ko torop parce que yarewu ko ci loolu te xam ne Souleymane ban genre nit la xam na Souleymane ni mu gëmee liggéeyam déjà du doon kuy def loolu te nee na ak tamit fu ñu yóbbu mbir mi te mbir ma yeggu foon tamit naqar na ko torop ba di ko tudd sax moom papaam di ko tuumaal di ko wax ni que yaru doomam te moom xam na ne dafa yar doomam. papa ji aussi wax na lu am solo daal di pointé sax suñu benn naataango animateur bu nekk ci benn radio de la place nekk aussi ci benn télé de la place mais bëgguñu tudd turam mu nekk animateur boobu ancien kii la woon ancien militaire la woon voilà comme moom ancien militaire la xam na ni bu nekkee moom yar na ay njabootam war na mën a xam ne moom Souleymane yar na ko parce que moom ancien militaire la yar boo xam ne yar bu ànd ak rigueur la yar Souleymane te li ko dal nii moom da ko jàppee destin ci àddunaam nee na parce que un message tu te retrouves en prison nee na loolu destin rek la ko mën a jàppee papa ji aussi wax na lu am solo ni que am na yenn wax yoo xam ne bu ñu ko dee wax bu ñu ñëw journaliste nee na wala ak animateur ko mën a tudd boo toogee sa télé wala nga toog sa rajo da nga def ay investigation bu ñu la waxee nit kii la nga dem ci ay mbokkam def ci ay reportage xool nit ki la war a toog ci sa rajo micro wër la rek ngay wax lu la neex ci aussi li ñu mën a jàpp aussi bokk na ci que Souleymane expliqué na mbir mi nu mu tëddee wax ni que benn xaritam gambien moom moo ko gambien parce que jigéen la moom moo ko envoyé photo bi nee na bi mu ko envoyé photo bi muy waxtaan ak ay copinam ci seen groupe bu ñu tuddi non stress nee na bi ñuy waxtaan groupe am ñu koy tooñ naan ko yow moom tu te maries jamais genre léegi da war nga toll ci mari yi noonu muy ne mbokk bi sonal leen mu ne leen bàyyi naa leen photo boobu daal di jël photo bi ñu ko envoyé ci njiitu réew mi daal di ko yónnee nee na moom photo bi ci première vue ñu nag gisewu ko woon lu garaaw nee na moo tax par taquinerie mu daal di jël affaire bi renvoyé ko groupe am boobu noonu ci la affaire bi nag tasaaroo nee na xamul lu ko tasaare nee na waaye nag moom ci lañ ko woowee le lendemain woolu si ko ci deuxième jour moo indi tëjam nee na loolu la moo tax mu tuddee ko 2 messages et tu te retrouves en prison moom noonu la ko tuddee te nee na loolu tamit lu ko mettal te nee na regretté na ko si c'était à refaire du ko defaat mais aussi nee na tëj gi ñu ko tëj ça lui a permis de savoir beaucoup de choses dans la vie et que loolu jàpp na ko ba def ko projet ci vie am na ay projet yoo xam ne dina ko def jëmale ko ci wàllu kaso te lépp ci ku ci sa vie lay nekk te nee na may na ko jom bu baax a baax Souleymane daal daanaka en grosso modo loolu noonu la daal di wax ci li nga xamante ne moom moo xew ci ñaari weer yi nga xam ne nekk na ko kaso mais aussi doon wax aussi ay projet mën na dal ku nekk mën na dal ku nekk nag dogalu yàlla rek mën na dal ku nekk est-ce que Souleymane wax na man partie boobu moom xaw ma ndax wax na ne bi muy def loolu est-ce que xamoon na maanaam li ko ci naka fekk. nee la expliqué voilà Pape Ndiaye laaj na ko nekkoon ndax bi ngay envoyé photo bi xamoon nga li ci nar a fekk. mu ne moom ñàkk xam moo ko tax a envoyé photo boobu. nee na parce que moom il reçoit te loolu je pense que man personnellement quoi laay wax loolu mën na dal ku nekk. parce que tu reçois tellement de photos ba photo yu gën a kii sax da nga koy banaliser gis nga des fois tout moom expliqué ni que nee na que des fois da ngay recevoir photo ba di nga gis photo bu garaaw sax mais yow for intérêt da nga koy banaliser say parents ñoo koy nee na tellement que moom dafa tiit ba bu ñu ko woowee di ko entendre bi ñu jëlee photo bi def ko écran plat nee na bu ñu ko wanee moom dafa tiit ni est-ce que man maa envoyé photo bi nee na parce que moom imaginer wu woon ampleur ci téléphone am mais bi mu toogee bi ñu koy entendre la aussi que bañ koy arrêté dañu jàppoon que ni moom moo defoon montage bi. voilà dañu ko envoyé. loolu précisé na ko nee na moom photo montage bi defu ko nee na dañ ko envoyé juste via WhatsApp et une amie bu nekk Gambie moom moo ko envoyé te nee na moom deful montage bi mësuta sax café di dessiner nee na wala mu kii nee na moom rêve am à part journalisme. théâtre la woon ay dessin sax mënu cee yëngatu mësul caricature kenn genre te nee na aussi mësut a jël ay mots yu tegginew di ko teg ci ndodd njiitu réew mi Macky Sall nee na erreur la tey reconnaître na erreur te nee na moom da ko jàppe juste destin la woon rek voilà. expérience la ci moom donc dootu ko def sa dernier point. voilà sama dernier loolu su naataangoo yi nekk ci Seneweb ñoom ñoo ñu ko junjoon mais ñun ñoo yeggal li ci des parce que info bi su ñun la jógee wàll. voilà bu weesoo loolu noonu coach ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo di Akon nag dafa def benn interview bu am solo ak suñuy naataangoo yu nekkee ci BBC Afrique benn émission bu ñuy tudd du ñuy dippee c'est le moment dañ ko ci doon laaj nag ci anam gi nga xamante ne nii. yi du dundee yooyu noonu mu rafetlu bu baax a baax taxawaayu africain yi nee na waaye nag li ko gën a nakari moom mooy suñu dirigeants yi maanaam politiciens yi Akon mu ne ci ay kàddoom dañoo respecté wul ndaw ñi nee na moom ci ay kàddoom Akon mu ne
que dirigeants yu bëri respecté wuñu ndaw yi te seen plan d'action duñ ci boole ndaw yi moo tax tout le temps ndaw yi dañuy def chaque jour lu leen di bett ñoom parce que ñoom ci seen plan d'action lu leen arrangé mooy toog ci siège bi rek jël seen pouvoir toog ci mais dañuy fàtte ndaw ñi te ndaw ñi ñoom ñooy avenir u dëkk et kon ba tey ci ay kàddoom mu ne mbëkk mi lu ko indi maanaam jóge ci réew mi dem ci beneen réew ci anam gu dul yoon jël gaal wala ak jël voie boo mënta jël nga di ko def nee na dañ boo gisee ñu koy def ñi koy def comprendre ñu waaye lépp suñuy dirigeant la ndax suñuy dirigeant yi nekk ci réew yi bu ñu xamee ba recherche moo nekk ci Afrique dinañ gën a mën a téye suñuy ndaw jox leen ay liggéey maintenir leen seen réew ba duñ dem mbëkk ji nee na aussi fexe ba démystifier dëkk tubaab yi pour wan ne ne ñoom dëkk tubaab yi la ñuy wër mu ngi fii Afrique parce que ci biir titre bi ñu ngi wax ni que c'est l'Afrique qui aide le reste du monde moom Akon moom moo wax loolu mu ne que Afrique moom mooy aider le reste du monde parce que recherche yi nga xamante nii moom la dëkk yeneen yi soxla yépp ci Afrique lañ koy jëlee transformer ko yóbbu ko foofu glorifier ko et nag pourquoi pas ñun africains mënuñoo nekk nante glorifier lu ñu yor suñuy recherche moom ko defee dara lépp day daal di naan moom bi nga xamante ne moom moo jiite Convict Music muy labelam boobu et kon ba tey ci ay kàddoo mu ngi xam ne ni que diaspora bi dañoo war a identifier bu baax a baax mbir maanaam ay mbiru Afrique ni mu yànjee ni mu rafetee diaspora bi nekk foofu bu ñu ñibbisee dañoo war a investir mais bu ñu investir aussi ñu des ci seen réew liggéey seen réew bañ a jël diaspora bi def ko dëkkuwaay. et kon daal moo xam ne loolu gannaaw bi mu defee ak interview sunu naataango yu nekkee ci BBC Afrique sunu naataango yu nekkee Sénégal daal di ko wasaare.